salaamaaleykum mbokku cher internet yu Milcrea TV ñu dellu si waat si seen émission éclairage comme ni nga koy waxee tout le temps mu nekk émission bi nga xamante ni moom mooy dindi lënt yi di dindi yi lëndëm si boppu nit ñi si ay points yoo xamante ni nit ñi ñoo ngi si doon am ay sikki sàkka éclairage tey ñuy dalal Omar Talla nekk conseil municipal bu commune Pikine Nord Omar Talla nekk conseil municipal aussi si ville de Pikine. Omar Talla aussi nekk responsable cellule passation des marchés publics au niveau de la commune de Pikine Nord tey ñu koy dalal ci éclairage pour ñu waxtaanee ay points yoo xamante ni dafa day laal ëmb li jëm ci wàllu aide alimentaire bi nga xamante ni ñëwoon na Pikine Nord ak aide alimentaire bi nga xam jóge na aussi ci mairie Pikine Nord pour dem ci askan bi mu nekk ay points yoo xamante ni dafa yitteel askan bi pour mu indil ñu ci ay leeral tey. Omar Talla ñu lay nuyu di la dalal bu baax ci Milcrea TV. waaw Soro Malick maa ngi lay nuyu su ma la nuyu naa toute l' équipe et puis j'ai été très séduit fekk une équipe jeune dëkk ci banlieue bi aussi mu nekk un investissement donc que waa Pikine approprié wu d' abord structure yu mel nii parce que au moins on a vu des jeunes qui sont dans l'innovation et comme vous appelez Milcrea vous créez des talents et vous faites sortir du potentiel donc ma la ci am mbégte di la wax ne suñu kër la beneen bi aussi bi may ñëw léegi maa ngi romb dëju Baboulaye Jules Balde numéro 2 donc je tenais à jaale ko waa Pikine jaale ko axlu lamb jaale ko particulièrement suñu benn xarit Rama Maki parce que gis naa taxawaay bi mu ci am et puis lancer un cri du cœur et puis ce sera un combat personnel parce que lamb ji mënu fi nekk CNG di dagg xaalisu mbër yi bu mbër amul sponsor du am télévision du am kon bu ñu demee ba bu mbër nekkee ci jafe-jafe ñu obligé di tàllal loxo wala ñu bàyyi ba mu wane ginnaaw ku nekk ñëw di ci wax wala di ci wane donc yaakaar naa lii jàngat la bu ñu ci war a def ñu war ci saafara d'autant plus que CNG bi def na fi ay at. incha allah ok alors ci comme ni nga ko waxee rek ci tënk rapidement yàlla def na ñu nekk ay ndaw. d'accord ñu nekk ay ndaw jëm am engagement ci sunu gox ak ci sunu réew surtout engagement nag boo ko amee dafa am lu mu laaj. engagement boobu moo waraloon askan Pikine Nord ak askanu Pikine tànnuñu def ñu conseil municipal ak conseil ville de Pikine loolu def aussi ma depuis 5 ans ou 6 ans commune de Pikine Nord ma yore passation des marchés publics. d'accord am na solo Omar Talla donc askan bi nañ ko déggee noonu la Omar Talla tey suñu émission éclairage dañuy ñëw ci point boo xamante ni vraiment temps yëpp gars yi ñu ngi ciy coow ñu gis ni bu ñu la indee. yow kenn gën la yaay si indi ay leeral si point yooyu nga xamante ni pour que nit ñi seen sikki sàkk yooyu noonu mën a dañ bi si njëkk mooy Macky Sall jox na commune de Pikine Nord 3361 kits alimentaires pour mu dem si askan bi ba mu ñëwee yéen waa Pikine Nord bañ ko réceptionné ba pare am ngeen noo leen ko doxalee liggéey bi yàmb na ban bilan wala ban évaluation ngay def si loolu noonu. waaw évaluation bi si jiitu mooy ki nga xam ni mooy Mansour Faye yore ministère développement communautaire nga xam ni moom mooy joxe ndimbal loolu commune bu mu cité en exemple mooy la commune de Pikine Nord. très bien ñu def ci documentaire yabal fi RTS mu ñëw fi pour que yeneen communes yi jàng ci démarche commune de Pikine Nord alors comment on a fait je crois que le maire Amadou Diarra bi mbas bi ñëwee ni président Macky Sall tàllalee loxoom Sénégal yëpp ñëpp mun ci dugal seen loxo noonu la ñu def à Pikine Nord jël. créer groupe boo xamante ni boole nañ ci képp koo xamante ni acteur nga à Pikine Nord commençant par ki nga xam ne mooy député APR Sala Corera ñu koy nuyu au passage ñi nga xam ne ñooy Mapenda Faye bu ma limee damay juum ñëpp ñuy acteurs yi nekk Pikine Nord chef de quartier bàjjanu gox ASC tout le monde parce que mbas mi bi mu ñëwee ñëpp la bett te comme période mbas du période politique loo xamante ni la ñëpp si war a dugal seen loxo képp kuy doomu Pikine yàlla def alhamdulilah bi ñu ko jotee def nañ ko war a defee comité de ciblage quartier yi ñoom ñooy xool ñan ñoo ko yellool ñu indi maire bi def ko booy seet suñu commune ndimbali bi mu ñëwee defu fa ñaari fan am na commune yoo xam ne ba tey seen ndimbal ñii ndox mi moo ci laal wala ñii egsiwul ci ñam war a egsi parce que loolu la ñuy wax une gestion participative et inclusive ñi nga xam ni sax tey ñoo tax rajo yi di wax dañ leen duggal ci groupe boobu waxuñu si bi mbas mi ñëwee kenn déggu leen du eau de javel du saabu mais dafa am moment boo xamante ni du moment wu politique mais dañ ciy rafetlu alhamdulilah ba tey ñu jël ay dispositions marché Zinc bokk na ci marché yi gën a mag Sénégal commune bi dem
jël lu mu 30 jeunes ñu nekk ci marché bi kuy dugg ñu raxas sa loxo saytu la accompagner la moo xam ci école yi la dem nañ sax ba créer nawetaan Covid. d'accord donc mën nañ ne distribution aide alimentaire bi. en tant que tel jaar na yoon ba ngeen taxaale si yooyu noonu quoi. waaw war a jàpp wala. non jaar na yoon parce que bu dee ñi nga xam ñooy tax rajo ñoom ñoo fi toogoon sa plateau bi semaine bii passé. Aly Sow Ndiaye nee na jaar na yoon. d'accord donc foofu amul lenn lu fay lënt lëndëm 3361 kits yëpp vraiment yaakaar naa jot nañ seen i kits ah. wala du noonu. ñëpp jot nañ alors deuxième point bi mooy loolu. waxuma ñëpp jot nañ de dama ne. 3361 kits la woon. 3 kits yooyu. ba léegi déggu leen ko ñaxtu ba mu jeex waaye daanu dajul suuf ndegam nag daanu dajul suuf. waaw mais mission bi ngeen amoon ci 3361 boobu mat na. très bien léegi dafa am beneen mission. boo xamante ni tamit foog ñu leeral ko. muy mission bi nga xamante ni yéen en tant que tel mairie bi yéen a jël seen initiative bu bopp. le conseil municipal. délégué bureau municipal bi ñu délégué le maire ngeen jël seen initiative bu bopp. voté benn virement de crédit au maire pour que mu mën a dimbali askanu Pikine Nord. loolu est-ce que mën nga ñëwaat tuuti si. les causes la moo ko waral ak nan la demee ba pare balaa ñuy ñëw si li askan bi lañ siy wax. très bien boo gisee sax ma bëgg a leeral. parce que pour nit ñi xam. duwul sàggam dañuy ndam wala dara. effectivement yàlla dogal na donte ay xale lañ bi ñu ñëwee ni dañuy liggéeyal suñu gox. dañ ne commune ay compétence la. effectivement parce que tey kii di filmer su ko jàngul mën nañ ne filmer katu xawaare lay doon wala leneen. donc mairie administration ay compétence la laaj. ñun dañu dem jàngi dem wuti suñuy master ingénierie territorial management public. dem def suñuy formation passation marché publique. dem def suñuy formation développement durable lépp loo xam ni jëm na ci gox parce que dañoo jàpp ni xam-xam moo yore commune mais su ma déggee ñenn ñu ñuy wax ça me fait rire parce que damay xam ni que ñii ils ne sont que dans des généralités. dañuy wax pour wax maintenant bi mbas mi ñëwee ñëpp la bett. loo sóoraalewul la. et puis ñu leeral nit ñi budget mooy da ngay xayma. lan nga war a am lii su ma ko amee lii laa ci sóor bi mbas mi ñëwee waxuma la àdduna wala Sénégal ci sunu commune maire mooy jiite commune moom mooy am initiative parce que am na expérience boobu l'initiative qu'il a pris mooy état bi li mu joxe du mate comme président def na ay effort commune bi aussi war na def ay effort ñu def li ñuy wax virement de crédit. pour ñu def virement de crédit mooy li ma naroon duggal fii li ma naroon def fële lii laa waroon def si wàllu culture lii laa waroon def si nangam naa jël yooyu yëpp ma dajale ko daan ne lii ci mbas mi laa koy duggal. très bien nekkul xaalis bu toog. alors bi ñu defee loolu dafa am lu ñuy wax la loi d'habilitation loi d'habilitation président Macky Sall moo ko jël décret bi mu jëlee décret bi mooy lépp loo xam ne lu doon yéexal la ay marché wala lu doon yéexal wàllu administration dañ koy teggi. ce qui fait que maire bi moom kese ak adjoint maire mooy bureau municipal ñooñu mën nañoo dogal mais bi mu jëlee initiative boobu même ci contexte corona bi mënuñu dajalaay nit terewul woo nañ tous les conseillers municipaux. conseillers municipaux yi ñu wax leen l'initiative du maire ñu accepté ko voteel ko virement de crédit boobu. muy ñaata. muy 25 millions yoo xam ni jagleel nañ ko wàllu dimbal. en dehors de yeneen dépenses supplémentaires yi ñu def parce que war nga jënd gel war nga fay xale yi nga xam ni ñooy nekk ci marché yi war nga accompagner li nga xam ni mooy jàkka yi war nga accompagner li nga xam ni mooy école yi war nga accompagner say centre de santé parce que centre de santé bu nekk am nga budget boo xam ni yóbbu nga ko fa donc ñu ne nag lii la ñuy indi pour mottali ko loolu moo indi cette initiative. alors bu ma déggee moi je le dis Aly Sow Ndiaye mu toog fii di ko wax d'abord en tant que conseiller municipal je dis il n'a pas été là. toujours absent. ñëwul teewul te waa Pikine Nord ko fal waa déglu rek ñëwul. d'accord code des collectivités locales dafa ne conseil municipal boo xam ni tegale nga ñetti yoon yoo xam ne absenté nga yoon daa wax ni dañ laa war a génne mais bis boo ko defoon ñu ne la waxu politique la parce que ñun dañu jàpp ni conseil municipal askan wi lañ fa toogal ñëpp fa am kàddu. te booy seet ki dajale ba woo Lamine Gueye. woo Sala Corera woo Mapenda Faye woo tout le monde xooloo affaire adversité politique li ngay xool mooy l'urgence qu'on a une urgence sanitaire et une urgence alimentaire maintenant si d'autres personnes dañ ci doon utiliser politique il fallait ñu leeral lool parce que tey li yéeme ci mbir mi mooy ci wax ji ñoom li ñuy indi dafa jara leeral comme da nga ne leeral dañ koy leeral mooy dafa am ñoom dañoo jóg pour politique seen politique nag ci ñett lañ ko tënk mooy ci sos mooy créer lu amul beneen bi mooy ci wàllu kàcc wax lu dul dëgg beneen bi mooy peut-être ci victimisation
parce que du contexte bi victime nga ne dañ ma tooñ fekk yow yaa tooñ wala yaa wax loo warta wax balaa nga may laaj même c'est important parce que su ma waxee dama indaale livre bi may def formation ARMP lañ ma ko jox code des marchés publics donc xam naa damay seeti Lamine Gueye ma may ko comme ça mu ci nafar pour mu xam ni mairie affaire u marché la beneen bi ñu ñëwee li fi indi coow loolu boo bëggee ñu plonger ci directement. alors donc léegi foofu balaa ñuy gën a sori maanaam ñu leeral benn point boo xamante ni mooy conseil municipal bi comme ni nga ko waxee. jox nañ mandat bureau municipal bi. ñu jox mandat maire. mu génnee 25 millions. mën nañ ko jàppee supplémentaire par rapport ak la mu njëkkoon a def. alors léegi 25 millions ba dafa mel ni mooy di coow li ci commune bi. parce que dañ ne 25 millions bi c'était prévu pour ñu jënd ay ceeb ay suukar ak loolu jëmale ko ci askan bi. léegi ñu toogaat ba mu yàgg ñu gis ni ceeb ak dawlin ak li ñu jëndoon jënd ci 25 millions bi boroom jël si na ko mais ñëwaat na loolu est-ce que mën nga leeral askan bi lu waral ñu jëndee woon ko noonu nan nañ ko jëndee woon la ma waral dem bi ak la ma waral ñëwaat bi loolu nit ñi ñoo ngi siy questionné bu baax a baax. waaw mais question boobu dama si sawar a tontu parce que je suis bien placé pour tontu ci. très bien. li ko waral d'abord 25 millions newu fa. ah gars yi nañ 25 xaaral dama bëgg ñu leeral ñiy seetaan aussi ñu xam. d'accord parce que su ñu waxee budget. mooy xaalis boo xamante ni. da nga koy yaakaar parce que mairie xaalis trésor lay nekk day xaar ay recettes dugg. bu defee virement de crédit ren lii laa doon def fii lii laa doon def fii donc ça veut dire que du xaalis bu tege wala bu teew wala bu ñu mën a làmb. d'accord très bien alors bi ñu jëlee lancé marché je t'ai dit loi d'habilitation. moo maye. automatiquement maire mën na waxtaan ak fournisseur loolu loi d'habilitation bi moo ko jox pouvoir boobu parce que dañuy bañ bu ñu jaaree ci procédure mu yéex ndax dimbal dafa war a gaaw. ci groupe boobu ñu defar. ki tudd Birahim Fall mooy premier conseil municipal boo xam ni bokkul ci camp Amadou Diarra moo ne affaire u ceeb bi nañ ciy wax pour 25 millions yi Amadou Diarra le maire daan ne ko tontu ko ne ko boo xamee fournisseur nga wax ñu. keneen ku fi xam ku gaaw mën a indi ceeb ngeen wax ñu parce que booy dimbal dafa war a gaaw. parce que amul appel d'offre. voilà parce que boobu Lamine Gueye mu ngi ci biir groupe bi. kon li ñuy wax concerné na ko. te maire am na carnet d'adresse boo xam ni ku ko neex lay woo. donc sur ce benn fournisseur présenté wu mais xam nga fournisseur yëpp ay njëkkante ku nekk da ngay ñëw bëgg a gagner marché bi. am koo xamante ni ñëw na indi na disponibilité pour ñëw jël ko. bi mu ñëwee mu indi ceebam bi mu indee ceebam. te moom jëlagoo leen ko. non jël nañ ko. jël ngeen ko ne ko yaa gagné marché bi. parce que moom moo ñëw soumissionné. ne am na disponibilité pour defar ko donc marché dañuy defar kayit yi ci war a def yëpp. jaarale lépp trésor mais moom bi mu egsee. dafa foog ni marché teg-teggi la. maanaam day indi ceeb ñu ñoqati si poos ne ko am. te alors que mairie du fonctionner noonu. état sax du fonctionner noonu. trésor mooy fay. donc ci amul benn marché si àdduna nga indi tey teew mu teew ñu fay la tey donc marché public noonu lay fonctionner c'est un principe. donc bu ñëwee. mu ne moom déggoowul ak ñun ci négociation boobu parce que dafa bëggoon ñu fay ko teew mu teew. léegi ñun nan la ñuy def. dañuy téye ceebam. pénalité dañ ci fekk wala tooñ dañ ci fekk lu ñu koy wax. mais ceeb def na fa ay dur. xaara c'est pas important parce que moom ñëw na parce que nee na dafa dem ci ay banque lépp bu ñu ko fayul ci teew day am ay jafe-jafe donc comme nag yenn saa nga waxaale ak nit après jubóowu leen nga delloo ko marchandise am. c'est ce qui s'est passé en fait ñoom ñu wër ne dañoo luwee ceeb photo loolu. ay waxu xale la bi ñu toogaatee on a relancé le marché et la meilleure réponse à donner mooy ñu lancer marché bi indi ceeb indi dëwlin indi suukar. d'accord muy yeneen 1000 kits supplémentaires. kon effectivement 1000 kits mu ngi ci commune bi toog. xaara defal ndànk rek ma wax la. d'accord mooy marché boobu ñu lancé moom ngay gis le maire Amadou Diarra parce que ñun ñoo ne ko jarul tontu jarul wax na ceeb bi wàcc. comme yow yaay bàyyi askan bi ñëwal yenn ceeb bi wane ko vidéo boobu wër àdduna ba fépp fu ñu demoon sosal la fa wala ñu kàcc fa loolu mooy teggi tuuma moo koy dindi donc je crois que débat boobu ñi si wax sax dañ doon discréditer seen boobu beneen bi si seen stratégie ñoom liñ ci jublu woon dañu xëy Lamine Gueye def émission Oxygène daan ne mairie bi amul xaalis amul lu mu fayee fournisseur. d'accord mu ne mairie bi mënut a fay sax salaire ba 2022. dimanche la ko wax de altine agent yi liggéey ci mairie bi def seen conférence de presse génne seeni bulletin de salaire muy benn nga toog ne
mairie bi amul lu mu fayee actuellement loolu terewul fournisseurs yi ñëw nañ ba ni ma lay waxee nii ki indi ceeb bi fayaguñ ko parce que xaalis 25 millions yooyu c'est sur la base de recette donc maa ngi lay won ni politique ci kàcc mooy nga ne ñii kenn fayu leen ñooñu xëy weddi la génne la seen bulletin de salaire nga ne commune bi amul ceeb ñu indil la ay saaku ceeb wàcceel la ko nga gis ko donc loolu la war a jàngale mooy ñu xamal ni que Pikine malheureusement li fi am mooy boo bëggee tur il faut nga wut koo sosal il faut nga wut nañu arrêté xam nga maa ngi koy dégg mu naan xale yi màgg nañ fii xale amu fi. ok leneen li nga xam ni moom la ñu war a wax mooy est-ce que du dañu iñaane commune bi mu décoller parce que boo nekkee doomu commune soo discrédité commune yaa ngi discrédité Pikine Nord pour que ëllëg képp ku mu war a jëflanteel parce que bu nit déggee ne commune bi muyul fayal salaire danaan man du ma lebal commune bi su nit déggee ne commune bi amul lu mu fayee danaan du ma duggante commune donc ñoom li ñu ci jublu woon mooy na commune bi sëngeem na commune bi sëgg na nit ñi sonn pour que ñu ne way kii defu fi dara wala liggéey moi je crois que politique dafa am noblesse ak yenn valeurs yi beneen bi je vais le dire rapidement je veux même pas un débat de personne parce que taxumaa jóg mais dafa am il faut ñu setal politique parce que nit ñi bu ñu jëppee politique yenn jikko yi la parce que Aly Sow Ndiaye toog na fii ci sa plateau moi je le dis directement moom il fait partie du bilan de Amadou Diarra moom su fayee ko weer wu des salaires di ci jënd ceeb wala mu ciy joxe dépense Amadou Diarra moo ko jël bi muy jóge Pekes fii la ma fekk 2005 xaaral may ma rek c'est important li may wax nii kon kooku tey su toogee ne Diarra compétent wala Diarra mënul Diarra de ci ñàkk am compétence boobu la ko defar moom ba ñeneen mun ko dégg ensuite su ma leen nañu assainir la scène politique yow ci sa carrière politique kon ñeenti parti xam nga ko d'accord man Omar Talla engagement bi ma am mooy gore ba xëy dee engagement bi ma am mooy man ak Diarra démb tey suba gannaaw suba Aly Sow moo nekkoon daanaka numéro 2 wu Diarra bi Diarra daanoo ci mairie ndërmellu nga wan ko ginnaaw bàyyi ko tey nga bëgg a taxaw am beneen taxawaay moo tax man Pikinois il faut tamit ñuy xool nit démbam ak tey ak jan discours nit ki li muy wax est-ce que méngoo na ak ay kàddoom je crois que mënuñu nekk ci débat boo xamante ni débat tamante wala waxante lu ñaaw le plus important quand on veut servir sa commune où était Lamine Gueye quand situation bi am na fan la nekkoon moom mu ñëw la première chose son premier discours mooy mu ñëw fekk fi ay nawleem opposition pouvoir ñëpp dajaloo nekk benn nga ñëw indi benn kàddu ñëw ñàkkal fayda loolu ñëw xas nit ñooñu moi je crois que le débat il devait se poser ci xam-xam ci xam-xam c'est très simple commune dafa am ci ay textes yu mu tënku marché public dafa am ci ay textes yu mu tënku donc bu ñu jógee ñu dem def seen point de presse tëgg sabar fu ne ñu wax ko Amadou Diarra dafa dof wala jinn da ko jàpp ba mu naan day xaw ma luubal jinn nañ ko fi di nga jaay nga marché jaay nga juma man ça me dérange pas suba sax dinañ xëy na ko jaay nga sa doom peut-être. am na solo léegi beneen point bi foofu noonu mooy tey ñoo ngi wax tamit ne le maire Amadou Diarra waroon na mën a fay fournisseur bu njëkk bi indi marchandise ndaxte. quoi dire ceeb boobu mu indi woon ak diwlin ba kii bi mu nekkoon ci bureau ci mairie ba am na lu ci mairie bi jot a defalke ba tax na kooku ba muy jël ci ceebam dafa yóbbaale la fa desoon mais tamit am na benn somme d'argent bi mu yóbbaale loolu ndax mën nga ci indi ay leeral. ah bien sûr parce que wax naa la ndaw si kii fournisseur bi dafa dem contracté ci ay banque waaw bi mu contracté ci ay banque boobu nee na dafay am jafe-jafe mais comme indi woon na ceeb mënuñu ko rejeter ñun. ñu jël décision moom bi mu demee au niveau du trésor ñu wut information ñu xam ni que en terme de disponibilité dafa am lu ñuy wax fonds de dotation fonds de dotation état moo koy dimbalee mairie mais fonds de dotation danaan la fii la jëm ak fii ak fii alors ci fonds bu disponible comme 7 millions moo fa nekk ci njëg li ñu waroon a jënd ñu ne ko léegi ci sa marchandise ba nga indi woon nañ ci jënd ñun njëgu 7 millions parce que aussi liggéeykat la entrepreneuse la investir na donte déggoowuñu ak moom ñu jënd ci moom njëg lu toll noonu stocké ko en attendant ñun ñu dem lancer waat beneen marché bu 25 millions je crois que loolu c'est absolument clair. donc foofu noonu la fa demee. voilà beneen bi donc du question que ni. femme dafa indi stock ceebam. ceeb bi nekk meilleur ba ngeen utiliser ko à d'autres fins. ba mu ñëwee bëgg jël ci ceebam. ceeb bi manqué
mu yóbbu ceeb ne léegi li manqué da ngeen ma koy fay donc yéen de gré yéen a jënd si moom valeur 7 millions. absolument donc c'est ce qui s'est passé c'est-à-dire comme indi woon na xaalis bi fa nekk disponibilité bi fa nekk valeur 7 millions la ñun on a décidé jënd ci moom ci njëg lu toll noonu. pour que moom mu dem keneen mën a ñëw indi marché. comme ça ñu jëndaat ci keneen donc libre à nous ñu contracter ak ku ñu neex libre à nous aussi ñu xool comment on va s'organiser. beneen bi dama ko dégg muy wax ci le maire de la ville. waaw maa ngi siy ñëw parce que troisième point bi ñu war a waxtaanee. nar ko tëjee tamit perspective yi. mooy le maire de la ville Timbo. moom it joxoon nañ commune bi. parce que sànq si sa biir wax maa ngi dégg nga ne war nañ mën a am benn disponible 1000 kits bu taxaw di xaar mais Timbo joxoon na commune Pikine Nord si suñu turu maire. su ma jumul 200 saaku ceeb. ak ay dëwlin ak ay suukar. pour mu dimbale ko askan bi. loolu est-ce que mën nañu am idée si xaalis ceeb boobu ak dëwlin beeg suukar boobu. fan la nekk si commune bi ak noo lañ koy gérer. waaw très bien donc d'abord damay féliciter le maire de la ville Ablaye Timbo ci taxawaayam. parce que politique la aussi. bu nit defee nga wax ko wàññiwu la dara. bokkuñu ay parti bokkuñu ay jëmukaay mais bi mbas mi amee am na loo xam ne def na ko mais aussi bi mu koy jox xoolul ban maire moo bokk parteem ak ku bokkul ak parteem. mooy esprit bi ñu am moom la am ci mbas mi parce que mbas mi du waxu politique waxu dimbali askan wi la. alors comme ni nga ko waxee 200 sacs motul ci askan boo xam ne egg na daanaka 60 000. comme dañu waxoon ne li président bi indi dans l'urgence il faut ñu évacuer ko mais comme am na lu ñu prévoir pour jënd ko ngir mën ko dolli ñu ne bu ñu joxee 200 yi du mate kon nañu xaar ba ñun li ñu commandé ba loolu daj ñu indi ko boole ko ak loolu mu nekk benn parce que li nga xam ni commune bee ko jënd li président bi indi li Timbo joxe loolu yëpp askanu Pikine Nord moo ko moom. donc ci gestion boobu Timbo joxe mu ngi si mairie ba toog di xaar. de toute façon waxuma la toog di xaar parce que def nañu ay comité de ciblage yu ñu defoon ci chef de quartier ànd si ak bàjjenu gox ak kuréel yi ko yore ñi nga xamante ni jot nañoo am léegi ñu dem xool ñi nga xamante ni jotuñoo am ñi nga xam ni jotuñoo am ñan ñoo ko gën a yellool ñan ñoo ko gën a moom bu fekkee Malick loxoom jot na ginnaaw bu ñu ko joxulee nañu ko muñal wala bu ñu ko joxee sax mu xool ka mu dendal mu jox ko parce que on a besoin am solidarité boobu et cette solidarité xaaruñu si rek mairie bu doon dëgg la ñeneen ñi nga xam ne dañ ne dañoo gëm wala dañoo bëgg waa Pikine bi mbas mi amee dañ see waroon jël duggal ci seen loxo ndax loo defal askanu Pikine Nord ñun nga ko defal. am na solo léegi ci perspective yi léegi am na presque si 25 millions yi leen votaloon comme virement de crédit. jënd ngeen si ay kit. Timbo li mu joxe woon daanaka moo ngi si mairie bi ba tey léegi maanaam askanu Pikine Nord en tant que yow conseil municipal parce que ba léegi comme ni nga waxee 3361 kits la Macky Sall indi woon si population boo xamante ni daanaka ëpp na 50 000 habitants ménages yi bari na ñuy toog di xaar bari. gis nga ni dafa jur coow lu rëy si Pikine Nord dem ba fës si réseaux sociaux bi si Facebook bi si WhatsApp bi nit ñi di si jeunesse bi surtout exposé aussi carrément alors foofu yow ban message nga am boo xamante ni war nga ko mën a wax jeunesse Pikine Nord pour que genre yu mel ni bu amatee ñu xam ne ñoo bokk Pikine Nord. xam ni affaire bi benn la ñu ñëpp defar moo ñu tax a jóg mais que aussi tamit ñuy uti information bi nga xamante ni éclairage da koy joxe carrément loolu yow en tant que jeune nekk ci Pikine Nord ban message nga am pour la jeunesse de Pikine Nord par rapport ak problème bi nga xamante ni am na fi. waaw mais xam nga su ma waxee jeunesse su Pikine Nord je considère que mënuma xarab wala ma xas jeune Pikine Nord su ma ko defee sama bopp laa koy def. donc damay inviter d'abord sama bopp ak ñeneen ñëpp. que à plus de responsabilité parce que ñun ñooy ay ndaw tey ëllëg tey lañ koy defar mais man chaque fois su may conseil samay morom dama leen di wax ndaw su bëggee sori day waajal boppam defaru mooy nga wut xam-xam defaru mooy nga xam ràññee defaru mooy nga xam ni donte xale nga terewul nga am fulla ak fayda donte xale nga am ay principe donte xale nga na nga am ay valeur parce que man gëwuma xale am na parce que Abdou Diouf bi muy nekk premier ministre 35 ans la am bi muy nekk gouverneur il avait 25 ans Souleymane Bachir Diagne bi muy yor doctorat en philosophie 25 ans la am maintenant bu lii amee soo gisee mag ñi nu ñu doxee ñi topp seen ginnaaw noonu la ñuy doxee parce que bu fekkee ay mag yoo xam ni suñu waxee nga taf sa gémmiñ parce que tout simplement la ñuy wax dara leeru leen ci parce que nga toog ne une commune a fait un détournement de 25 millions xam nga ni loolu ay kàcc la nañ ma baal ci kàddu gi tey boo ko toppoon ci yoon mënul a génneel benn këyit wala benn preuve bu koy wane et je crois que li ñu xamul dafa am trésor ka fa nekk état moo ko fa teg moom mooy yore xaalis
mooy xam nu muy gérer mairie moom ordonnateur des recettes lay nekk et je crois que si sunu gestion alhamdulilah boobu ba léegi on touche du bois indil nañu inspection générale d'État indil nañu ARMP indil nañu lépp loo xam ni luy saytu gestion la parce que maire opposition lañ yor boobu ba léegi alhamdulilah kenn amul loo xamante ni mën nga ñu koo sikkee beneen bi nga xam ni maa ngi koy wax il faut que nit ñi ràññee. ràññee mooy ñi nga xam ne dañoo gëm Pikine dëgg boo leen xoolee ci seen taxawaay ci seen doxin ak ci seen proximité ak askan bi nga xam ko mais ñi nga xam ni corona bi daa ñëw nga confiner sa bopp confiner sa làmmiñ ba nit ñi régler seen situation ba ñëpp ne gongo ñeneen parti nekk commune bi yëpp ne waaw président Macky Sall bi nga bokkulul parti Mansour Faye yónnee satisfait ne bëgg na ci yow benn nit jóge fële mel ni ñebbe ci Chine ànd ak ñaari nit wala juróomi nit lu ko neex mu wax ko loolu def ko maire bi xamoon ñu mu ko def askan wi la ko def donc nag coow li ci bétub teen bi gars yi amul baag la donc bu coow li bëree pënd mi wuri man dama yàqamte ñu ne élection suba la nga xam ni bu 16h jotee dinañ xam lan mooy dëgg parce que nag wax ju ñaaw wala sos mën na fi yàgg mais bu dëgg ñëwee lépp dañ comme fii lañ koy éclairer moo taxoon ma ñëw ba fii ngir lépp lu doon lënt ñu leeral ko di baalu aussi fekkee kàddu yu xaw na ñagas di remercier ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñi nga xam ni jox nañ ñu gëdd parce que ñun ñëpp Pikine lañ juddoo ku am crédibilité ak ku gëm boppam ak nit ku am ay valeur ku ko gis di nga ko xam et je crois que maa ngi la ci féliciter et pour man politique yëfu àdduna la fii la yam donc nañ ko rafetal bu nit ñi jéppee politiciens yi parce que jikko yenn yi politiciens yi am mais politique lu noble la mooy liggéeyal sa gox mooy joxe sa engagement mooy joxe sa temps parce que ñun gëmuñu lu dul Pikine mooy suñu àjjana gëm nañ ni kenn du defar Pikine Pikine du defaru te doomu Pikine defarawul ngir mën a defar Pikine merci. d'accord am na solo Omar Talla ñu lay remercier aussi tamit bu baax a baax si disponibilité bi nga am ba ñëw toog fii ni lay demee éclairage donc à chaque fois que ñu dégg ni am na benn problème boo xamante ni daf ñu concerné ñiy wax jëm ni ñiy wax jëm na la dinañ fexe ba am ñaari parti yëpp ñu ñëw toog leeral. te dañuy woo ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Mbindili duñu woo n'importe qui Ndeye Mbindili nañuy woo mu ñëw mu leeral li nga xamante ni mooy point saillant yi wala point yi nga xamante ni nit ñi si nañ gën a am ay lënti-lënti te yaakaar naa tey ñetti points yi ñu waxtaanee Omar Talla leer na nañu. donc ñu waxtaanee si yeneen vraiment waaw donc beneen yoon am na incha allah donc ñu leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon si beneen émission éclairage jaa ngeen jëf.